Moustapha Sy Djamil wax askan bi du dund bu lu metti ñoom ñi ngi toog seetaan rek parce que seen intérêt kenn laalu ko waaye gis nañu tey yàlla dikk na ñun duñu ay xalif de ay personne ordinaire lañu duñu ay xalif ay jaamu yàlla lañu ñun duñu ay xalif ay jullit lañu ñi gëm yàlla gëm yonent bi yaakaar yàlla yaakaar yonent bi yaakaar suñu diine l'islam kon mënuñu nekk ay ennemi sëriñ mënuñu nekk ay ennemi kër tarixa waaye am nañu droit yàlla jox nañu xel pour ñi xool di xàmme di analyser yàlla daf ñu jox xel pour ñi ci xalaat di ci xel li mu ñuy njëriñ kon suñu gisee li nga xam ne baaxul ci société bi baaxul ci diine l'islam baaxul ci diine chrétien te ñi fi yore réew mi am taxawaay boobu kon dañoo am droit pour wax ci waaw waaw ok waaw 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 ok aha waaw incha allah naa ko def léegi waaw incha allah waaw d'accord waaw non y a pas de problème dégg naa ko incha allah aha waaw d'accord amul problème ok d'accord ok waaw alors kon ñun mënuñu nekk jullit yàlla baaxee ñu ay góor yàlla ñi ñuy jàppale ci diine ji ñun ñu ëlbatiku mu am ñi naan way ñii ñi ngi attaqué se déedéet lii lañ leen bañaloon tey mi ngi nii seen kuy bi ngeen yar màgg na mbëkk leen ngeen jóg parce que bu ñu demee ba waa Ñaseen jëdd menacé ay jinne yi ñu war a yónnee ci palais bi ñu ne déet Tiwaawoon jóge fële di riposter parce que dañoo relever ambassadeur bi nekk Arabie Saoudite ñii dem ci raamal ñii ñi ngi waajee def seen kii laayeen ñoom it aussi fu mu ne ñi ngi ci tànku riposte donc kër diine yi ñi ngi jënd mu mel ni réew mi ku ci nekk sa intérêt te warul demee noonu war ngeen bàyyi askan bi xel bëgguñu 2021 fa ñu jëm nii mu gën a métti ci askanu Sénégal parce que pouvoir yu ñu ko jox ni assemblée nationale moom Macky Sall saa yu ko neexee mu def état d'urgence saa yu ko defee mu def couvre-feu moom moo xam fan la koy defee ak naka la koy defee bëgg tënk sénégalais yi dara taxul lu dul troisième mandat bu Macky Sall di wut troisième mandat bi rek moo tax te Sénégal ci biir histoire Sénégal kenn musu fi def trois mandat fii kon Macky Sall na sénégalais yi ngeen xam ni na ngeen yeewu ngeen xam ne yenn sénégalais yi laay waxal Macky Sall mi nar a wax ak yéen tey 31 décembre ambition troisième mandat la am ambition troisième mandat la Macky Sall am taxawaay boobu la taxaw que mu wax waaw
taxawaay boobu la taxaw mu wax déet taxawaay boobu la taxaw parce que troisième mandat boobu moo tax na ci 2020 ñu mu àndaloon di xeex ci parti am ba ñu jot réew mi ñu bëre gor na seen tànk parce que ñooñu ñoo àndul ak troisième mandat kon na ci gars yi def njàngat nañ ci analyser débat boobu bu ñu bañ ñu samp ko Sénégal débat démocratique boobu bu nga xam ne moom la pouvoir bi bañ pour ñu samp ko tey bésu tey ba mu jaral leen ARTP jënd ay lettres de menace pour tëj ay organes de presse yu mel ni Sen TV di ko laaj 1 milliard ci ay fréquences xaw ma yan objectif bi du loolu de objectif bi mooy bésu tey 31 décembre benn plateau warul am benn plateau rek moo war a am mooy plateau ba nekk ci palais bi moom rek moo war a am parce que buur bi moom rek moo war a wax tey kenn warul wax ci biir Sénégal buur bi rek mooy wax buur bi su waxee ba pare wax ak askan bi benn organe de presse amul droit faram-fàcce li buur bi wax buur bi mooy continuer rek di ratatati di ratatati di ratatati di ratatati ba saa yu ko neexee 31 décembre bi jaar foofu jënd après ñi teggi poursuite yi ñuy poursuivre organe de presse yu mel ni Sen TV yi Walfadjri yi ak yeneen organe de presse en ligne yu ñuy menacé waaw may laaj sénégalais yi lu tax menaces yooyu yëpp di am pour lan bu fekkente ne buur bi fi nekk liggéey na am na bilan jarul menacé waaye dama jàpp ne amuñu bilan dama jàpp ne 8 ans sénégalais gisuñu seen bopp ci ñu yoree alalu réew mi te ñu ni saaxee suñu alal ci kaw politique kumba am ndey kumba amul ndey rakam tëdd ci suñu 6000 milliards tey justice bi raxas ko ba mu set wicc parce que mag ji moo nekk buur ca palais ba mag ji mooy buur ca palais ba rakk ji jël suñu xaalis 6000 milliards justice bi raxas ko ba mu set moo ay yeneen kàngam ñi ànd ak moom jël alalu baadoolo yi jël alalu askan bi alalu miskin yi jël alalu ngiri mi tëgg ko téye ko seen loxo justice bi raxas leen ba ñu set parce que buur bi moo nekk ci biir palais bi ñoom ñi ànd ak buur di buuru buur boobu moo war a wax tey lan lay wax askan bi ma laaj leen ko lan est-ce que buur boobu am na lu muy wax askan bi lan la war a wax ak askanam est-ce que la muy wax askanam tegu na ci yoon est-ce que la mu war a wax askanam amal na askan bi njëriñ wala la muy waxal askan bi tey askan bi gis na ci boppam yii moo sax question yi lay posé sénégalais yi réew bu fekkee waa réew ma dañuy teg seen bët ci safaan te kenn ragalu ci yàlla kenn ragalu ci yonent bi kenn rusu ci yàlla
kenn rusu ci yonent bi kenn ragal ci sa bàmmeel ba li ngeen teg safaan ci seen bët doon na ñeme jàkkaarloo ak buur bi ne ko attention fa ngay jëm ni du foofu lu dul xaar ba jaan bi romb ngeen di topp ci watatu jaan bi di dóor boobu fekk jaan bi dem na yoonam boobu askan du musa taxaw mukk boobu askan du musa taxaw mukk du musa am ngërëmal yàlla déedéet parce que ña waroon taxawu askan bi taxaw fi diine ñoom ñëpp na sëx tey débat bi teg nañ ko TFM et pourtant waxoon naa ko fi ci samay live waxoon naa ko fi ñaatoon samay live mais tey débat bi teg nañ ko TFM te ña nekkoon tey ci TFM ñu ne ay kàngam l'islam lañu ay xam-xam lañu am ci l'islam ay ustaas diñ ci compter ba juróom benn ustaas xaw ma tey toog nañu ci plateau TFM di wax la may wax ni lii may wax ni waxoon naa ko bu yàgg société bi ni muy yàqoo yar bi ñu war a yar société bi lan moo war a nekk taxawaay kilifa diine yi lan moo war a nekk taxawaay kilifa diine yi lan la lislaam wax ci taxawaay boobu lan la lislaam wax ci borom kër kilifa nga yore sa doom ci biir kër gi waaye lan moo war a nekk taxawaay doomu aadama ak doomu aadama rawatina ci diggante jullit ak morom mais yooyu yëpp bu ñu koy wax fii rek ñu ne mooy mi ngi attaqué sama sëriñ mi ngi attaqué sama tarixa voilà mais te ñoom dañoo fàtte ni la tax sëriñ si am existé la tax tarixa bi existé mooy diine l'islam moo fi jiitu diine l'islam bu amuloon sëriñ du existé xalif général du existé tarixa du am mbokk yi Sénégal la ñu bokk diine ji waaye du ñu bokk bàmmeel ku ci nekk ak sa bàmmeel lan fi liggéey ngay fekk sa biir bàmmeel moo xam tarixa xalif général nga tarixa moo xam simple sëriñ nga moo xam taalibe nga moo xam citoyen lambda nga moo xam président de la république la moo xam général la moo xam procureur nga moo xam avocat nga moo xam citoyen simple citoyen lambda la moo xam taalibe ku ci nekk ak sa bàmmeel ak sa jëf ngay fekk ku ci nekk ak sa bàmmeel yaay wéetoog sa bàmmeel juróom-ñaari mètre pérékaan ak sa jëf ngay yóbbu sa bàmmeel bu dee jullit nga bu dee catholique nga sa costume lañ lay solal dóor la sa biir kees yóbbu la sa bàmmeel yoo rek ak li nga jëf bu dee ku jigéen la ñu dóor la sa ndokket wala sa rob dóor la sa kees nga dem jëf sa jëf fekk sa jëf foofu kon kuy wax dëgg na nga wax dëgg te yàlla tax duñu fi wax pour neex benn kër diine déedéet duñ fi wax pour wut ngërëmal benn kër diine déedéet dañuy wax te yàlla tax teg ko ci ragal yàlla dañuy wax teg ko ci ragal suñu bàmmeel waaye ragal yonent bi bëgg taxawaay bu maam Abdoul Aziz Dabakh amoon di ko taxaw société bi di ko taxaw mbooloo mi di ko taxawal waa réew mi di ko taxaw diine yi loolu la ñu bëggoon suñu xalif généraux yi ngeen teg seen tànk foofu fu ko maam Abdou taxawoo Dabakh Malick fu mu ko tegoon ngeen teg ko fa loolu mooy dëgg bu pouvoir temporel bi jengee ngeen ne ko hé yoon bi nga jël baaxul du foofu ànduñu ci waaye doo leen toog rek ba ngeen yëg ni yéen seen intérêt dañ ko menacé rek ngeen jënd parce que kii mi ngi jóge fii di naan suñu ziyaare bi bu ñu ko nar a xaañ ren ñu ne na ko jinne yi kële mi ngi jëngu fële
parce que kii bokk ci ñoom dañ ko jëndee ambassadeur Arabie Saoudite mooy Tivaouane ñu ngi riposté mu am ñeneen ñi nekk di rubandaat ci suuf waaw loolu la donc peut-être seen intérêt la ñu daal waaye intérêt bi nga xam ne moo gën a ëpp seen intérêt ñoom mooy intérêt askan bi moom alal bi pétrole bi askan bi ñoo ko moom sénégalais yi dégguñu ci benn kenn jóg taxaw ci jamaam bi or bi alalu askan bi la dégguñu ci taxawaay boobu gaz bi alalu askan bi la fii la ñuy dégg premier ministre ne benn tokk gaz musul jënd muy ay fen yu tooy xepp tey yàlla weer na leen gajaga mi ngi takk jëppët safara ba léegi mënuñu ko fay dégguñu ci kenn ku jóg taxaw fer Falémé alalu askan bi la ñu ngi koy saax-saax yi dégguñu ci kenn ku wax parce que seen yoon nekku ci ñu jël suñu port bi tayle ko dégguñu ci kenn ku ci wax parce que ñoom seen yoon nekku ci ñu jël suñu Sonatel tayle ko dégguñu ci kenn kuy wax seen yoon nekku ci ñu jël géej gi jaay ko tubaab yi dégguñu ci kenn ku ci taw seen yoon nekku ci ñu jël suuf baadoole paysan yi tayle ko multinationales yi dégguñu ci kenn ku ci wax parce que seen yoon nekku ci waaye bu ñu demee ba daal seen intérêt rek ñu jënd sama ziyaare bi ren ku ñu ko nar a xaañ ma jël sa bakkan yónnee la ay jinne boobu dégg nañ ko keneen ki ambassadeur la ñu wàccee ko fële ñu dëgg ay riposte lu tax ñu koy wàccee seen intérêt lañ laal waa intérêt askan bi nag population bi ci biir population bi ay njiirim ñi ngi ci biir seen baay dee seen yaay dee jënd àdduna bàyyi leen fi ñi ay xale yu tuuti seen alal la nguur gi yor seen nga alal la nguur gi yor te l'islam am na lu mu ci wax alquran karim am lu mu ci wax yonent bi yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam am lu mu ci wax mu am taxawaay gu mu ci taxawoon xadis wax ci maam Abdoul Aziz Dabakh Malick taxawaay boobu loolu la ñu bëgg xalif généraux yi ñii génération bi ngeen taxawaay boobu parce que en face de nous ñi ngi am benn pouvoir boo xam ne ñi ngi légaliser góor jigéen fii 35 associations nguur gi moo leen jox récépissé 35 associations ay góor jigéen nguur gi moo leen jox récépissé franc-maçon yi ñi ngi mel ni day dof ci biir dëkk bi nguur gi moo ko facilité tey lan la ñuy àndil module pour jàngal suñu doom yi am juróomi at juróom-benni at naka la ñuy fooyee seen awra sexe ci biir école yi sexe loolu yëpp xeex la xeex diine kan moo ko andi franc-maçon bi la ak lobbying góor jigéen ñi ñoom ñoo ko andi fii parce que réew bu nekkee réew boo xam ne dafa teguwul ci dëgg réew bi nga xam ne dafa définir politique boo xam ne teguwuñu ci dëgg sëgguñu yàlla ragal ñu baakaar réew moomu mooy dund lii mooy Sénégal boo leen waxee ñu ne way góor yàlla yi ngi fi nag bàyyi leen góor yàlla yi tout tranquille na ngeen bàyyi góor yàlla yi tout tranquille bàyyi leen Cheikh Ahmadou Bamba tout tranquille liggéey na lu muy liggéey béy na waaram dem na bàyyi leen Mam Maodo tout tranquille liggéey nañu liggéeyam dem na Baye Niass noonu Maam Limaamu Laay noonu Bou Kounta Ndiassane noonu Mamadou Lamine Dramé noonu ñooñu dañoo liggéey seen liggéey ca jamono bi nga xam ne jamono nasaraan ñu taxaw fa yonent bi taxawoon xeex ko ba mu mat sëkk ñooñu seen yoon nekkul ci génération bi ñu nekk fii dama ne fuite de responsabilité la ñi fi nekk na ngeen jël seen responsabilité tant que menacé wu ñu màggal bi suñu yoon nekku ci gàmmo bi suñu yoon nekku ci tant que menacé wu ñu suñu ziyaare bi suñu yoon nekku ci waaye mais askan bi koy dund di sonn ndaw yi 4000 jeunes presque plus de 4000 jeunes day nañ ci géej gi
ay ndaw seen alal la gaay yor lan moo ci taxawaay l'islam am na lu mu ci wax waaye loolu yëpp presse bi la waaw presse bi nga xam ne presse boobu moo nekk di yuuxu tey parce que buur daf leen yónnee roi bi daf leen yónnee ne da ngeen war a fay yéen presse bi da ngeen war a fay presse boobu moo ko jàppale woon ci projet mi moom presse boobu tey ëlbatiku na di payer les pots cassés moo tax du ñu bett de presse boo xam ne bu teyee bu ëllëgee mu jàng ànd ak nguur gi waaw parce que ñu ngi koy jox ay wekkit presse boobu ànd ak nguur gi beddi askan bi jël dëgg lax ko askan bi gëmm ci dëgg jël fen bu ko imposer askan bi jël fen di ko jéem a dëggal tey organe de presse yooyu dem nañ ba seen diggante ak buur le roi la neexul ñu yónnee leen ay këyit da ngeen war a fay kii ñu ne ko 1 milliard ngay fay ak nangam mooy seen TV mu commencé yuuxu acharnement waaw acharnement ñu yónnee Walfadjri sax moom am na constance parce que Walfadjri ka ko sànc ci côté askan bi rek la mus a nekk tey bu ñuy gàddu xeex dañuy gàddu xeex Walfadjri ah oui tey bu askan bi war a gàddu xeex Walfadjri lañu war a gàddu parce que Walfadjri lépp lu ñu ko teg dañ ko tooñ waaw Walfadjri moom dañ ko tooñ warul fay dërëm parce que kii moom Walfadjri xeex na ko fi ba dëgg ba ñu jox ko dëgg tey Sidi Lamine Niass bu doon dund tey kon seen sagaru kayit yooyu ngeen yónnee Walfadjri kon heure yi dëkk bi jax-jax na parce que Sidi Lamine Niass du ñeexu ñebbe kenn moom xeex na ko fi lañ ci bëgg a wax mooy lan rek mooy presse bi day leen wax dëgg te yàlla tax day leen ragal yàlla bàyyi leen di def ay doxalin lobbying yooyu presse bi bokk ngeen ki presse bi ku ci nekk yaa ngi xool sa intérêt personnel waaye xooloo intérêt askan wi peuple bi nekk di sonn bu teyee nga ànd ak nguur attaqué opposant bi nga xam ne mu ngi taxaw di xeexal askan bi yow nga jël sa organe de presse yow surtout Sen TV seen patron opposant la patron de presse la bu teyee mi ngi ak pouvoir Macky Sall waaw bu xajamee mu jënd commencé takk rajo yi di yuuxu bëgg askan bi nga xam ne daf ko nëbboon dëgg bi bu bëgg askan bi farale ko jàppale ko du gëm sa bopp amu fi xam nga lan moo fi am naafeq presse naafeq moo tax li leen di dal foofu mu dal leen parce que tegu leen ko ci dëgg seen intérêt bopp rek moo tax ngeen di jóg yéen journalistes yi tey li ci gën a garaaw fii mooy lan lañ fi gisee ñaari organe de presse yi gën a garaaw surtout te groupe Futurs Médias moom xam nañu ci nguur gi la féetee moom boobu leer na ci bopp sénégalais yi mais li gën a bon kay mooy Sen TV patron Sen TV muy Bougane Dany Diop bu teyee tànk droite bi mi ngi ci biir nguur gi ànd ak nguur gi tànk gauche bi mi ngi nekk mu teg ko ak ci biir opposition bi te tànku droite tànku gauche tànku droite rek mooy dox waaye gauche bi fu mu nekk fa la nekk waaye tànku droite bi mooy dugg ci opposition bi tey suba tànku droite boobu mooy jënd ñëw ci fekk si tànku gauche bi nekk ci opposition bi pour jéem a nasaxal xelu nit ñi
ñi naan gëm sa bopp porter le combat déedéet Bougane il est temps que Bougane Dany mu définir boppam soit opposant la il s'oppose ou bien nekkul opposant mu dem ànd ak Macky Sall waaye du ñu nangu opposant boo xam ne da ngay jël sa organe de presse di attaquer opposant yi malhonnêtement dund nañ ko fii Sénégal yi dund nañ ko fii jënd naa ci sëriñ si maa ngi ci presse bi dund nañ ko fii ci 2020 opposant bu am organe de presse ngarale tànku droite mi ngi ci pouvoir bi tànku gauche bi mi ngi ci biti ci opposition bi te tànku droite bi rek mooy dem mooy jënd mu nekk benn incohérence te opposant boobu am organe de presse mooy attaquer opposition bi malhonnêtement je pèse mes mots malhonnêtement ba pare mu bëgg gëm loo nit ñi porter le combat ban combat ngay porter ban combat ak nag ngay porter combat bi yow opposant bi nga attaqué fii malhonnêtement Ousmane Sonko yow Bougane Dany fii nga dem ba accuser ko fii way 31 décembre moom moo taxoon ñi tëj sa bëgg a tëj sa télévision est-ce que tey Ousmane Sonko moo tax ñi bëgg a tëj sa téléphone Bougane Dany dama lay laaj gis nga yéen ay naafeq ngeen ñemewu leen dëgg te doo leen waxkatu dëgg te jubbu leen dara est-ce que Ousmane Sonko moo tax ñi bëggoon tëj sa télévision ate yàlla moo gën a gaaw te leer yàlla ate na tey yow yaa yenu say loxo du yuuxu yow yaa àndoon ak Macky Sall barki dëmb jàppale ko ci communication am jël fen def ko dëgg jël dëgg def ko fen tey seen diggante ñagas na ñu yónnee la kayit ne da ngay fay bii moom doo tuumal Ousmane de bàyyil Ousmane tout tranquille Ousmane Sonko mi ngi ci yoonam di dem ma nga ca yoonam di dox ndawam di dem xam na fa mu jëm fan la xam na la mu yor fan la xam na la responsabilité bu mu yor xam na ban façon responsabilité ak naka la war a taxaw xam na ko du ŋarale mukk yow kay yow mi yor sa organe de presse ànd ak say journaliste naa fex toog organiser plateau presse di dal ci kaw Ousmane malhonnêtement surtout seen organisation subateel boobu ndaw si koy jiite dëgg nañ fi mu wax fi yëpp mais gàcc moo leen di rey gàcc yàlla dëgg rek lay attee gàcc moo leen di rey tey mi ngi noonu tey dama bëgg seen organisation seen plateau boobu subateel mu jënd wax ci parce que jot ngeen lettre boo xam ne da ngeen koy fay 1 milliard wala ñu tëj ko 24 heures bëgg naa sa journaliste yooyu taxaw di dal ci Ousmane Sonko malhonnêtement pour jéem la faral malhonnêtement ñooñu nañu jëndaat organiser seen plateau télévision ñu jënd wax ci 1 milliard yi Bougane yàlla dëgg rek lay atte yow Ousmane moo la jiitu ci mbënn bi wax na lu muy wax jëf na lu muy jëf jël ay enveloppe joxe ko ci sutura ak teggin def discours tudd la taasu la dem na yoonam ba mu dem Casamance point de presse yow Bougane nga jël nga dem Macky Sall recevoir la d'abord Macky Sall recevoir la yow d'abord Bougane nga ngunu ak Macky Sall ci palais bi ñoo toog 2 jours nga dem sur le terrain yenn say bagages kenn xamul fi nga ko jëlee dem ci say terrain jël say caméra Sen TV ñi filmer la nga commencé xotteeku ci sur le terrain ratatati dal ci doomu aadama bi malhonnêtement Bougane nga dal ci ci kaw malhonnêtement nguur gi encouragé la ay militants Benno Bokk Yaakaar ay militants APR ñoom ñëpp jënd way di la supporter yow Bougane way ngay continuer di xotteeku ku mënul joxe di nga wax yow alal bi nga am Bougane mais kenn ñeewu la parce que du alal bu lew
alal bi nga am kenn ñeewu la ci te du alal bu lew en tout cas Ousmane ñeewu la quoi loolu yëpp xew na ci 2020 bi Bougane ma bëgg pour nga bàyyi sa xel xam ne àdduna day fa gudd tànk day dox ñu utiliser rek ngay xotteeku say journaliste di xotteeku say janax yi nga am ci sa plateau télévision yi xam nga ay kaña lañu xam nga ay janax lañu ñi fay nekk animé di jëm a publicité ay produits seen plateau yooyu ñooñu ñoo xam ne xusma ñàppi tekkuñu dara amuñu benn bagage intellectuel amuñu dara lu dul ay géwél la ñuy teg ci bu ay jeune géwél teg leen ci ay plateau ñi bëgg a yàpp ki nga xam ne moo gàddu xeexu seeni maam ak seeni baay muy Ousmane Sonko buñ la wooyee boo amulee li ngay joxe di nga wax mais Bougane da ngay fen Ousmane Sonko joxe na ci suuf sutura yow da nga xawi sutura gars yi yow da nga andi say caméra andi say affaire joxe te waa Pastef ñoo la jiitu terrain bi joxe seen ndimbal di ŋàcc ndox dem luy ay moteur ñoo di toog simeeku di liggéey di pomper ndox mi yow Bougane Ousmane jaar ci suuf yëkkati ay enveloppe du ko dimbalee sinistré ci sutura ba yàlla wax yow Bougane yow fa nga jógee ak say pompe andi say caméra toog ba pare li gën a garaaw nga dal ci kaw nit ki malhonnêtement di xotteeku tey yàlla fay na la sa bor 31 décembre 2019 nga accusé ko fii moom moo taxoon ñu bëgg a tëj seen TV waaye tey yàlla dikk na 31 décembre 2020 Ousmane duggul seen TV de Ousmane toogul ci plateau seen TV de et teewul jot nga tey benn lettre de sommation interprétative bi nga war a fay 1 milliard est-ce que Ousmane Sonko moo la yónnee moo tax ñu yónnee la lettre boobu Bougane est-ce que Ousmane Sonko moo tax ñu yónnee moo tax gis nga kilifa du fenn il faut arrêter da leen nangu di wax dëgg te yàlla tax Bougane ngeen bàyyi seen affaire naa fekk yi ngeen taxaw parce que tant que yéen a ngi taxawaay naa fekk rek ci jafe-jafe ngeen di nekk waaw fii léegi yéen a ngi taxawaay naa fekk di jëf naa fekk jëf toujours ci jafe-jafe rek ngeen di toll léegi sa jafe-jafe bi Bougane da nga koy yenu nga xeex ko parce que ñun askan bi bu ñu nar a xeex du seen TV la ñuy xeexal de Walfadjri la ñuy xeexal Walfadjri la ñuy xeexal mais du seen TV parce que la nekk ci biir seen TV ak journaliste yi fa nekk ñooñu ñëpp duñu nit ñu dëggu parce que bu doon nit ñi dëggu lañu danañ la wax Bougane yaa tooñ mais waxuñu la ko bëgg lu leen neex rek seen patron bu dëngee jeng ñi jeng parce que moo yore seen ceeb moo yore seen ñeex mu jaral leen ngeen ragal Bougane ñeme yàlla ñeme yonent bi ñeme seen bàmmeel ba doo leen ko wax dëgg yéen journalistes yi dëkk foofu ci Walf Sen TV affaire bi am na fi amul weddi plateau yaa ngi fi vidéo yaa ngi fi lañ ci war a jàng mooy li ngeen ci war a jàng ak ñun ñëpp mooy as gor ak jaam julli bu dëgg ñëwee mu métti mu neex taxawal ci dëgg même bu ñu lay rey taxawal ci dëgg moo tax ka ngeen doon jàppale kuy boobu ngeen yar mag tey moo ëlbatiku ci yéen mbëkk leen kon na ngeen assumer presse bi assumer leen seen liggéey dem leen ngeen jël seen kayit boobu ngeen dem xeex ko fële sénégalais yi am nañ benn xeex bu ñu tal bu dul xeexal organe de presse amul fii démocratie loolu laay dëgg liberté d'expression way dañuy agressé yooyu ngay dëgg léegi quoi et yéen jënnu leen di agressé askan bi yéen journalistes yi te luy jiij njaag yéen la ay journalistes alimentaires rek ñoo am Sénégal journaliste alimentaire rek di yàq ay nit ci 2020 bi ak moo bëri yàq ngeen doomu aadama yi bëre jël sa plume bind
wala jël sa organe de presse teg ko jël say caméra attaqué doomu aadama malhonnêtement waaye yéene néeg la borom a ci fanaan kon Bougane jëlee sa facture boobu nga dem xeex ko quoi yow ay xaw ma ay RTP la xaw ma commencé par là demal quoi ñun tey xeex bi bu ñu ko nar a gàddu Walfadjri la fii bu amee télévision boo xam ne mooy xeexal askan bi mooy Walfadjri loolu dafa mus a nekk ci position Walfadjri ki ko sos loolu la taxawaay boobu la taxawoon nit da ngay wax dëgg te yàlla tax day leen ñeme di wax dëgg te ngeen bay taxawaayu naa fekk bëri na Sénégal trop loolu ci presse bi laa ko gisee waaw mu nekk lu doy waar loo xam ne feebar la ci askan bi feebar la ci journaliste yi